ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal si teewlu bi seen émission face to face dellu si ñu am nag mbégte ñëwaat fi nga xam ne mooy hôtel Fana di rek partenaire stratégique bu groupe Futurs Médias nekk également ñun suñu partenaire bopp ci biir émission bi ñu ciy nuyu bu baax nag njiital émission bi di madame Lam ak it borom këram colonel Lam ak nag gérante bi madame Ndour ainsi que tout le personnel de l'hôtel. Est-ce que kii Babacar scandalisé wu nga ni ko une partie des Sénégalais defee ba ñégee ne avocat ya doon layal état bi ci yëfu Karim Wade ñi nga ndakate dañ leen dig bu weesoo seen honoré seen salaire dañ leen dig 2% ci bépp somme bu ñu recouvrir te actuellement ñu nekk si jàmmaarloo ak état bi loolu yow ban jàngat nga ci am. comme ni nga ko waxee rek man foog naa ne Sénégalais bu yëg loolu. man de sincèrement jàpp naa ne avocat dafa war a am honoraire. man jàpp naa ne avocat liggéeyam war nañ koo fay ci liggéey ba la mu jur ci njariñ. maanaam boo demee tribunal layoo ba nga gañe ñu dàmp la avocat bi war nañ ko cay jox. werante ma loolu. mais lu jëmoon ci enrichissement illicite. rafetluwuma état Sénégal yaakaar neex. bu fekkee ne dafa wax ne dafa recouvrer de l'argent. su ko recouvrer ça veut dire que askan wi ñoo ko moom. waaw su fekkee ne da ko recouvrer fekk dañ ko jëloon ñoom waxoon nañ ne Karim Wade 600 xaw ma 30 xaw ma ñaata milliards. 39 milliards. waaw loolu. bu fekkee ne dañoo signé 2%. mooy jamono boobee. état Sénégal waxoon na ñoom opportunité avocat yi. ne man de dinaa leen jox 2% ou 600 et quelques milliards 2% et 600 et quelques milliards. lu mu bon. boo ko calculer 1% bi 6 milliards la 2% day nekk 12 loo ci teg rek moo commencé mat 13 wala 15 milliards ci ay avocat te bu fekkoon ne dañoo waxoon ne baro bi dañu seet ñi gën a xarañ ñu jox leen liggéey bi waaye kii Aïssatou Diop mais seetu leen ñi nga xam ne ñoom la ñu jël Benno Bokk Yaakaar bi ñu jëlee nguur gi seet ni ñuy pàccoo nguur gi ñii fal nañ leen ministre ñii jox nañ leen ay ndomb assemblée ñi nga xam ne ay parti lañ ñu seet nu ñu leen bëgg a financer ñu ne leen seen avocat yi day nañ leen tànn xam nga yéen avocat lañ tànn am na koo xam ne parti socialiste la nekk xam naa turam moom mi may dégg bu may xool xam na ne moom parti socialiste moo tax ñu tànn ko ci kàngaam yi la bokk am na koo xam ne mu ngi bokk parti Rewmi bu Idrissa Seck moom xam na ne man xam naa ne parti Rewmi la bokk am na koo xam ne mu ngi bokk ci parti boo xam ne moom moo ko moomal boppam. waaye ci Benno la bokkoon. am na koo xam ne moom mu ngi bokk AJ la doon yëngatu. kon mu mel ni. avocat yi ñu dajale am na koo xam ne dafa sës ci président assemblée nationale. xam naa seen diggante ndax waajuram. loolu mooy indi ñu tànn avocat yooyu. mais loolu. bu ko joxe tur. mën naa ci joxe ay tur ah. waaw joxeel quelque rek. maître Mbaye parti socialiste la bokk. waaw maître Fall Rewmi la bokk. waaw. Maître El Hadj Diouf ñëpp xam nañ à l'époque ci Benno la bokk. am na keneen koo xam ne bon comme wóoruma ne mos naa bokk AJ. mais ñu ngi koy tuumal nañ ne Félix Sow dafa mos a nekk ci biir courant wu ay landing yooyu pàccoo boobu mu rafetul deuxième pàccoo li rafetul mooy ñuy natt ba naan war nañoo jox avocat ci réew mi xaw ma ñaata lañu mais normalement ëpp ñu juróom benn wala yooyu ay maanaam dem ci 13 milliards non bu ñu partagé normal xaalis boobu duggoon 1 milliard nangam ak nangam mais loolu ci liggéey boo xam ne yoon bi ci CREI yi def ne état du Sénégal amul droit nekk partie civile ku amul droit nekk partie civile parce que loolu conseil cour suprême génn na ci benn këyit ca premier bi nga xam ne mooy enrichissement illicite bu njëkk ba bi ñu defoon te jàppoon ci ñoom béykat si bi xaw ma ay ñoom bu njëkk ba ne état mënul nekk partie civile mais ku nekkul partie civile duñ la dàmp te buñ la dàmpul avocat bi warul am revenu ci ndàmpaay mun na am mu am honoraire frais d'honoraire maanaam voyagé naa demoon naa defal la dossier yi defal naa la fii ay procédure frais la fay naa ko yooyu la ñuy remplacer yooyu la ñuy fay ak tuuti ndàmpaay loo xam ne mun naa jàpp ne warul mën a yegg ay millions ba ñu tudd ay 200 millions ba ma déggee loolu man damaa yéeme loolu nag président Macky Sall ñun dañoo jàpp ñun en tout cas au Parti démocratique sénégalais que dañ ko jàppee extorsion de fonds maanaam avocat yi dafa comme si dañu fekk xaalisu réew mi ñu bu ko jël ne il faut nga jox ñu ko état bi warul seetaan loolu président Macky Sall waru ko nangu sinon dafa jël alalu réew mi ci anam yoo xam ne sellul
jox ko ay ñoo xam ne war leen ko jox enrichissement presque sans cause la presque enrichissement pour man illicite la parce que bu ñu faxee ne xaalis bi lewul te waxuñ ne détournement de deniers publics la kon ça veut dire que xaalis bi jógul ci xaalis nguur gi ça veut dire que kon xaalis boobu lewul xaalis bu lewul noo koy séddalee ñu bëgg sellal moo jaaxal ñëpp léegi Babacar yaa ngi tudd léegi Karim Wade dëgg-dëgg nit ñi bëgg nañu xam Karim Wade fan la féetee ci lan la nekk moom Karim loolu day nag candidat bi loolu moom pour nga am ci tontu bi gën moo doon nga laaj ko moom dama gisul de su ma gisoon ma laaj ko wala su ma amoon numéro téléphone am woo ko laaj ko fi ñu toll man ak yow ak ñi may seetaan ñoo yem ci loolu ah bon yow du la woo yow man foog naa gëj naa wax ak moom téléphone lool ah bon absolument xam nga man dëgg ma yàq man dëgg fu ma fekk parce que mënoo nga naay sal ne sóob ne dégg nga ko dem fekk déggoo ko kon sama bopp lay nax man lépp lu ma ma sox Aïssatou Diop Fall fii ba butu fa mooy jour bi nga xam ne yàlla day woote pour ne ñëpp nañ dee dama leen di atte ba jour boobu du ma mës a wax loo xam ne buñ ko vérifier ñu mu dëñ man lu ma wax rek dëgg la fi ñu toll daal mënu ma la wax ci heure bi may wax ak yow moom ci lu mu nekk lu dul jàpp naa ne li ñëpp jàpp mooy mu nga Qatar mais léegi Babacar loolu yow homme politique bu mel ne yow nga nekk porte-parole parti démocratique sénégalais ngeen jël Karim Wade def ko seen candidat 2019 c'est dans moins de 2 ans n'est-ce pas donc yéen jaaxalu leen seen amul benn information ci seen candidat kañ lay ñëw kañ lay nangam amul benn information officielle bu jógee ci moom. non benn information bi ba ci amoon ba ma ko xamee waxoon naa ko. mooy ne dina ñëw ci législative te mujjul ñëw ci dernier 3 mois yi. waaw ba mu jotee amul. dama jàppoon ni comme moo ma ko waxoon. man foofu laa mën a yem sama responsabilité waaye dégg naa ci lu ne moo tax dootuma wax ci kañ lay ñëw ak kañ la dul ñëw bu ñëwee daal ma xam ne ñëw na Sénégal yi gisoon ko seen bopp keneen koo xam ne Karim bokkoon na moom un peu sort muy Khalifa Sall évidemment c'est pas bokkuñu li tax ñu nekk prison mais Khalifa également mi ngi prison yàgg na fi léegi mu def daanaka mi ngi dugg ci ay 8 mois xam nga yu mel noonu moom itamit boo déggee avocat wam ne dañuy fas yéene internationaliser combat bi la ko jiitu Karim Wade daan na ko def fii yéen opposition bi 1 2 3 ngeen ne dañuy dem seeti ji ONU dañuy dem seeti ceci dañuy seeti cela est-ce que internationaliser ay problème interne ci Sénégal est-ce que am na lenn lu mu yokk wala lu muy wàññi seen combat am na rendement. am na rendement nga ëllëgay tax. te kenn tëbul rek internationaliser combat. bu kaawu Khalifa Sall ça fait quand même 7 mois. mu ngi ci kaso bi. procédure yi nga xam ne avocat mi jàppoon nañ ne ci la ñu war a jaar. jeexal nañ ko. bu jeexut it def nañ ci lu baree bari. mais te comme xam nañ ne dëgg. dafa manqué ci réew mi état de droit dafay tumuranke mais ñoom dañoo foog ne suñ posé débat bi ci cour de justice de la CEDEAO foofu tam yoon moo leen ko may war nañ fa mën a yóbbu contentieux boo xam ne contentieux interne la parce que buñ créé benn communauté ne ñu ngi ko tuddee CEDEAO amatul interne la preuve suñu passeport bi lan la du CEDEAO la suñu carte d'identité bi lan la du CEDEAO waaw kon waxu Sénégal Abuja mu ngi mel ni yaa ngi koy wax biir Nigéria kon du problème ci loolu yóbbu ko aussi ba médias yi yëg ko UN Nations yéebaane réew mi yéebaane réew mi jëfin wu ñaaw réew mi la ñuy yéebaane mais loolu yàq sa der la weer sa bopp la dama ne jamono dina jot mbër du daan mukkati sumeeku bu amee wone légèreté jàpp naa ne ministère des finances moo wone légèreté parce que nag xam nga xaalisu mairie Dakar c'est pas le maire le comptable le comptable c'est le ministère des finances à travers la perception municipale nag ci ministre des finances la dépendre ak trésor public ak yooyu ñooñu ñëpp ci ministre des finances donc ministère des finances kon tey bu ñu waroon wax légèreté mais nañu wari Amadou Ba légèreté bi foofu la parce que ñoom caisse d'avance bi fonds politique yi Khalifa bàyyi na ko fi 6 mois ne du ko laal mais Khalifa moo signé toog na fi ñëw na 6 mois ñu ne ko kaay jël si lii yaa ko moom fii lañ ko def mu ngi ci budget bi sa droit la mu ne leen non lii du ma ko jël soxlaw ma ko ñu ne ko non perception le percepteur municipal ci boppam bi fi nekkoon moo ñëw defal ko historique bi ne ko li maire lii nga def ko defoo ko lii pour urgence la tey imagine toi ñu war a évacuer benn Dakar waa ñu war ko yóbbu léegi en France ci fii nga mën a jëlee pour yóbbu ko parce que amoo beneen rubrique amoo beneen booy jëlee urgence
kon lii pour sa ay urgence la fonds politique la pour le maire ñu expliquer ko mu jàpp ne ni de bonne foi ne loolu la donc li si des pour prouver xaalis bi mooy naïveté bi non pour prouver xaalis bi pour prouver xaalis wala leneen loolu c'est le ministère des finances ministère des finances bu ñëwee kay ba jox la cutis ne la lii fonds politique la kon kay lu ci problème di indi ministère des finances mooy gérer perception ñu ñëw ñu ne la lii fonds la pour sa ay urgence la léegi pour nga mun a toppatoo Dakar waa boo xam ne dafa taxaw ne jodd ne jon imagine toi mu am benn dëj bu rëy à Dakar mais foofu ngay jëlee léegi parce que moom dafa nekk ci xeex Aminata Khalifa dafa nekk ci xeex di nag song koo xam ne moo toog ci yëf yi fi mu ne yaa ngi dégg xeex nag moom li ñu naan guerre des chefs mondial xeex bala ngaa song xeex man personnellement noonu laay def man damay tànn samay combat tànn samay adversaire boo demee ne ba ne yow da ngay mbër ma ca kanam moom nga song mais dalay jaral lu ne dalay jaral nga lamb poos bàyyi poosu buur mais 6 mois laaloo ko ñu ñëw ne la xamoo ndax nax la xamoo ndax piège xamoo na la léegi nga gëmm ne non xaaral ma jël da nga yor sa poos mais la ma ko tere lamb poosam bàyyi keesu état bi kii ay surtout bu dee woon lamb poos kese kon jarul ñuy fal maire ndax parce que budget dañ ko voté pour loolu waaw am ay rubrique yoo xam ne ñu jox ko maire waaw kon bu dul loolu président kon lu muy doyee suñu kees sunu fonds politique mais xam nga kon na lamb poosam parce que moom tamit am na ay adversaire ëllëg mais jàpp naa ne boobu xeex commencé gul fii lan moo fi jot ba nit ñi di xeex baale leen xam nga Khalifa moom bu dee moom kese yenn xeex yi du ko def xam nga parce que moom gëm na yàlla goo xam ne ni xam na les choses vont venir d'elles-mêmes peut-être li tiital njiitu réew mi mooy ne nit ñi ñoo jóg mouvement de soutien du jug judd fu nekk Khalifa taxaw na ci yàlla ñëpp gis nañ ne moom dafa taxaw fi mu taxaw ba ñëpp di ko traité tapet kon kooku est-ce que da doon xeex xeexut moom ci ay droit am la nekk loolu ay droit am ñoo ko jox ci mairie bi pour mu jël ko Mamadou Diop jaar fi Pape Diop jaar fi jox ko kon lan moo tax tey président Macky Sall di ko interdire Khalifa Sall qu'est-ce qui se passe ci loo xam ne droit am la moo ko moom xëy na yow sax monsieur le ministre xëy na ñàkk nga jàdd ci caisse d'avance ba bokkaale fa benn 50 millions wala en tout cas ñàkkul daal déballage boo xamante ne nii yéen waa APR foofu tamit mu ngi taxaw di si bopp ko di leen xaar waaw li may loolu moom mën nañ ci répondre parce que man vraiment loolu la ñuy wax vraiment parce que quand même mooy yow bu ma ñëwoon di la may xaalis tey doo ma laaj fu mu ko jëlee c'est ça le problème parce que vraiment lan lañu war a xool est-ce que yow fa nga doon jëlee xaalis bi est-ce que normal na wala normalul loolu rek moo important mais koo ko may koo ko jox mais am na importance. koo ko jox kan la ko jox bu ko jox Abdoulaye Sall léegi mi ngi ministre ku mu ko jox mu toog di ko sànni xeer ku mu ko jox yow daan naa la jàpp déet parce que man boo fekkoon ne jox na ma ko bu fekkee comme jox na ma ko te man xaw ma woon fu mu koy jëlee bu ma yégee sax ni moom xaalis bi daf ko doon luubal du ma ko jox dinaa ko mere parce que lekk loon na ma loo xam ne léwul donc vraiment c'est ça parce que problème mooy xam nga kan moo def faute ki nga xam ne moo jël xaalis boo xam ne daal warul woon nga jël ko moomuloo ko woon loo moomul lu nit ñëpp moom nga àkke mu ko jël ko donc vraiment ki nga ko jox moom loolu du kii du lay parce que sérieusement Sénégal fii ku fiy jox xaalis doo wax nit bi mukk foo jëlee xaalis bi foo ko jëlee xaalis gars yi dañ koy jël lekk ko c'est maintenant xëy na di nga ko meree boo xamee ne xaalis bi mu la koy jox da ko lubaloon mais vraiment là moom mënu ci kii kenn moom mënu ci taqal kenn man heureusement man xaw ma ko woon mosuma ko xam mosuma ko gis jëlu ci dara mais vraiment même ñi ci may ñu lekk yàlla na rees ak jàmm parce que defuñu dara ki def mooy ki jël mais monsieur le ministre xam nga tamit non mais loolu moo jaadu xam nga li jaadu mooy lu jaadu mooy moom moo jël initiative dem jëli xaalis boo xam ni moomoo ko nga jël ko mayee ko mais bu fekkee actuellement bu ñuy jàpp est-ce que jàpp nañ ñi may parce que ñi may ñoom seen yoon nekku ci vraiment seen yoon nekku ci man boo jëlee xaalis boo xam ne yaa ko maye yow mi ko dem jëli mais yow yaa am problème. monsieur le ministre est-ce que tamit bu ñu xoolee bu ñu interroger rek ñu suñuy valeur lu mel ne ay ngor ak yu mel noonu vraiment mu dem jël xaalis may ko tamit koo xamante ne daf ko may pour x ou y raison dégg nga xëy na par ay sensibilité wala dara wala boog des politiques wala quelque chose wala mu jël ko may ko kenn kooku mu ko may aujourd'hui affaire bi ëlbatiku bénéficiaire ba xëy na mu ngi jege na pale dégg nga mu taxaw tey
di ko sànni xeer ak di ko xarab alors que. mën na ko tudd si complicité. parce que xam naa ni loolu non loolu du complicité xam naa ni daal. xam nga ñi mu ko doon may bu ko mayee nit ñi mu ko doon may. ñi mu ko doon may bu leen wóorul ni lii xaalis bu léwul la duñ ko lekk. c'est simple parce que xaalis bu léwul moom kenn bëgg ko lekk. parce que kenn bëgg ko yóbbaale parce que ñun ñëpp dañu mujj faatu. dem la yow donc xaalis bu léwul moom. heureusement ba nga koy lekk xamoon léwul. ba nga koy lekk ba nga xamee ba bis jour bi nga koy lekk. te xam nga ni léwul. bu boobaa boo deewee ni nga ko layoo. mais am na ñenn ñoo xam ne dañu jàpp ne ñoom dañuy xeex mu génn. te yaakaaruma ni man du noonu lay génne. ndax ñu bari ci ñuy wax ne dañuy xeex mu génn. mas nañoo nekk tey ci place ñu ne ci nguur gi. jamono yooyu ñu daan tëj ñeneen. donc mbir bu ñu seetee ne boo nekkee ci côté bii xalaate nii. boo nekkee ci côté bii xalaate neneen. wéerootul ci ay principe. day mel ne da ngay laytaayoo mbir mi ngir doxal sa combat politique. ngir def sa communication. mu mel ne ñu ci bëri dañuy utiliser kaawu Khalifa. pour positionner wu. te du ñàkk sax mu am ci ñoo xam ne bu nu sañoon. mu yàgg fa lool. ba bañ a bokkati ba ñu mën a jël ay nitam. damay wax ñi nga xam ne suñu borom may na leen xel. dinañ ko bàyyi xel. waaye Khalifa di moo fay fanaan. waaw. li nit ñi wax ji li muy bëri bëri. Khalifa doo nga fay fanaan. waaw. man su may bàyyi xel. loola laay bàyyi xel. maintenant dafa am des problèmes de fond. yoo xam ne ñoo nekk derrière lii. comme lan. xam nga ni da ngay wax kenn du la déglu. waaw. 2005. liggéey naa fi tëgg naa fi benn document. dajale boroom xam-xam yu bari ñu bokk ci ñi ko liggéeyoon. tey jii kii nga xam mooy ministre de la justice. te yàggul dara mu nekkoon conseiller wu président de la république bi ci wàllu institution. bokkoon na ci ñi àndoon ak man di ko liggéey. am na ñeneen ñoo xam ne ay constitutionnalistes yu nit ñi xam bu baax lañ ci Sénégal. yu àndoon ak man tëgg document boobu. ca jamono yooya dama leen il faut ñu dem vers des réformes institutionnelles majeures. bokk na ci tey xam nga tey soo jëlee IGE. muy inspection générale d'État. dama leen woon nañ ko génne présidence de la République dugal ko Cour des comptes bu ko defee su ki nga xam mooy chef de l'État su dénkaane ay mission publique santaane ko am na sañ-sañu ne nañ ko saytu suñ ko dee saytu mu saisir Cour des comptes Cour des comptes activer son bras d'investigation bi nga xam mooy IGE mais une fois que rapport bi di génn du yem ci président de la République ba mu cay war a mën a seet ndax dama koy génne wala dama koy téye moom da ciy yore Cour des comptes ci boppam yore ci mais Assemblée nationale waxuma la Assemblée mais chaque député puisqu'il s'agit de loo xamante ni pour askan wi yépp la bu ko defee su fekkee ne ki nga xam moo ko commandité woon muy président bi gis na ni y a matière à poursuivre mu def ko parce que am na ci sañ-sañ bu ko defee yoon àtte su fekkee ne Cour des comptes ci boppam mi nga xam ne fa la IGE nekk constaté ne qu'il y a commission d'infraction moom mooy jël mbir mi yóbbu ko ci yoon ñu càmbar ko nga xam ne kenn du mën a wax ne waxu politique ak ci biir beneen bi mooy su fekkee ne président yëngatuwul te Cour des comptes yëngatuwul et que député yi estimé ni que am na lu ñu war a xool ci mbir bi ñoom mën nañu taxawal li ñuy tuddee commission d'enquête parlementaire. J'avais également proposé je pense que baax na ma du yokk ko ci ginnaaw affaire IGE boobu mais dama waxoon ne nañ supprimer le ministère de la justice nañ supprimer le ministère de la justice xam nga tey boo dafay am benn ministère boo xam mooy dox relation entre gouvernement ak parlement man leen ministère boobu mooy dox les relations avec les institutions mais institutions entendues dans le sens de parlement et de justice nga xam ne yeneen pouvoir yi nekkandoo ak exécutif benn bu ci nekk dafay bu ñu defee ministère boobu dina dox relation wu exécutif bi ak ñoom mais dootul am rapport tutelle bi nga xam ne tey jii am na parce que bu rapport tutelle boobu amatul kenn dootul mën a accuser ab président de la République
ne yow yaay manipuler la justice. ba ca des mooy seen secrétariat exécutif national bi yéen waa parti socialiste gën a fi communiqué semaine bi ñu weesu di xamle ne dina proposer seen bureau politique bi looloo xam ne nii moo jëm ci dàqale yéen ñi ànd ak Khalifa Sall ak yéen ñu mu àndal loolu sax ñu bëri jàpp nañ ne yéex nañ ko def ndaxte yéen bañ la war a dàq du tey ndax dëgg-dëgg créé ngeen seen ay yëfu bopp ba sonn léegi ku ci mel ne Abdoulaye Wilane joxe si benn métaphore bu am solo ndax nee na yéen ba ñu yàqu lañu ba ñu yàqu ngeen noo xam ne buddi sànnee ci des est-ce que tamit quelque part en toute honnêteté waxuñu dëgg ci dàq leen yéen te sax dañ ko yéex a def. waaw ñoom waxuñu sa dàq ñu dañu ne ñun ñoo dàq suñu bopp. dëgg la xam nga nag yow waaw xam nga TFM fii doo toog ñu naan la yaa dàq sa bopp loolu amul fenn. waaw fu ñu la mënta dàq ci àdduna bi dañ lay notifier ne dàq nañ la. kon loolu waxu koo xam ne ku jaaxle xam nga Barthélemy dafa wax ne candidat la rek. ku nekk commencé nag réer. jàpp naa ne ñoom Barthélemy kese. ne candidat la au poste de secrétaire général rek mbir mi jaxasoo. moo indi mu jaxasoo ñu naan dàq nañ seen bopp. mais suñu texte parti amul fenn fu ñu bind dàq sa bopp auto exclusion amul fenn fu mu am. mais loolu waxu bébé la mais bu dee loolu la. kon Tanor dàq na boppam. parce que en 2014 on se rappelle tous. 2014 du ñu taxaw Dakar lañ dem. ñu nag Tanor ñoo ànd di campagne biir Dakar. moo ñu jàppale contre Benno Bokk Yaakaar. moom mu def campagne à Mbour. en Nguéniène contre Benno Bokk Yaakaar. mais nit nag loolu mënut a nekk yow ànd ak 2012. ba 2014 yow ak Benno Bokk Yaakaar. 2014 nga dem ci sa yëfu bopp. Khalifa Sall def noonu ñun ñëpp ñu def noonu yow ci sa bopp yow suñu secrétaire général du parti nga demal sa bopp contre Benno Bokk Yaakaar tey nga ñëw nga ne parce que dem nañ ñun kese dañ ñuy dàq kon ñun ñëpp ñoo dàq suñu bopp. ñun ñëpp ñoo dàq suñu bopp bu dee loolu la kon dàq bi dàqalu nañ suñu bopp ñun ñëpp te loolu day yomb. ay day yomb parce que bu fekkee ne Barthélemy ne man je suis candidat au poste de secrétaire général du parti te li ñu leen wax ñun xam nga lan la gis nga dañu war a renouveler yow sa mandat jeex na dans un an mu jeex xanaa kay dàq fa la yombee léegi mu jeex nga war a renouveler woo yow amoo looy def lu dul utiliser turu Khalifa Sall ak ñoñam heure bii nga xam ne ni ñun leneen soxluñu lu dul Khalifa Sall mu génn fa mu ne sunu camarade la seen camarade la sekk na ak ñoom lu mu sekkul ak kenn man amul lu ma dajul ndax Tanor Ousmane Tanor Dieng laajal ku la neex boo boobee bi laan nga laaj ko man dinaa toog weer bu ma tuddee Ousmane Tanor Dieng ci rajo mbaa ci télé dina ñëw dina woo Sénégal yëpp ne nañ wax ak man naa bàyyi SG da koo respecté ba naan bàyyi SG bu ko tudd bul def lii sunu secrétaire général la ñoo ko fal Abdou Diouf kërti wax défendre ko boo ko tuddatee ma rey la man loolu yëg dégg naa ko fukki junni yoon ci Khalifa Sall dégg naa ko fukki junni yoon comme ni mu ma won la ni mu respecté Ousmane Tanor Dieng sunu secrétaire général kon ñooñu tey bu ñu taxawee wala ñu war a renouveler HCCT nga xam ne ni mandat bi chaque année la te affaire bi leerut foofu daa jaxasoo ñu ne kon nañu yëngal fii comme ça fii mu sotti comme ça ñu yokk yeneen poste mais loolu lu ñaaw la ay satu lu ñaaw la man de jàpp naa ne loolu la parce que xamante nañu loolu la parce que dañu war a renouveler te ñëpp dégg nañ fan yële ñu bind ci journaux yi ne HCCT bi yëf yaa ngi yëngu nit ñi kontaanuñu te puisque foofu mandat bi chaque année la dañ koy renouveler bokkul ak président Niass mi nga xam ne ni macha allah xam nga li ma la kon léegi nag lalagul basang kon il faut mu yëngal li mais nag waroon na ko defee neneen mu rafet mais pas un camarade comme ça quand même un camarade comme ñun ñii nga xam ne man bi ma jógee biñ ma jëlee Kolda à 12 ans man biñ ma jógee Kolda xam nga ko ma jëli woon ay journaliste ak Anassar Bathily jabaru Bathily ñoo ma jëli woon Pape Madiop Fall mi daan def kàddu xale yi ñooñu ñoo ma jëli woon gis nga man biñ ma jëlee xam nga fu ñu ma wàccee maison du parti ñu jëli ma Kolda dañ ma wàccee direct maison du parti pour indi ma ci président Abdou Diouf ne ko xale baa ngi nii kii nga war a dem àndal New York pour dem représenter les enfants du Sénégal kon man xale bii nga xam ne ba ma jógee Kolda ma war a dem New York maison du parti laa njëkk a wàcc kon man bu ñu toogee ba di ma xool ak sama lépp foofu laa ko defee waxatuma la Khalifa Sall mi fa nekk ba mu amee 11 ans ba léegi ak at bi Khalifa Sall am lépp lu mu am mu amee ko foofu daf ma daan wax ne ma ñun ñaar amuñu droit wax dara parti bi parce que lépp fii la xewe ci suñu parti te waruñu am lu ñu ëppale suñu parti waruñu am lu ñu gën a gëm suñu parti man tout le temps daf ma koy yare kon kooku ak ni mu bëggee parti am taxaw ci ba tey ji mu nekk fi maire de Dakar ak ñëpp xam ne ni te xam ne socialiste la te ñëpp jàppoon nañ ne parti socialiste dee nañ ba am na ku daan wax fi benn njiitu réew naan dootuñu fi ñëwati 50 ans ñu dem ba am maire de Dakar te maire de Dakar c'est pas n'importe quoi
lu rëy la. kon kooku fierté la ci socialiste yi. fierté la ci ñëpp kon kooku bu ñu taxawee tey ñu xaar ba mu nekk ci lii. ñu naan ils se sont auto exclus xam nga kon ñooñu teg nañ ñu gàcce. waaye loolu du yomb ñoom nag dañu jàpp ne 2014 dañoo jàkkaarloo woon nag Benno Bokk Yaakaar man na du ma wàccu di lekk. man du ma ànd ak yow 2012 ba 2014. taxaw jàkkaarloo ak yow ne du dem defi sama liste. ne du ma ànd ak yéen. tey nga taxaw fi nga naan diw il s'est auto exclu ak Samba ak Demba. kon loolu wax yu ñaaw la jàpp nañ nag Wilane moom Bamba tontu na ko. nee na bëñi la waaye Bamba nee na ko xoolal du bëñi de gémmiñ gi la. Macky Sall wane na ci wax ngeen bañ wane na si dialogue ngeen bañ ngeen ñoo bañ. xam nga ci lum ñu woo. wax waaye woowu nu ci waxtaan. yi nga koy wote ci waxtaan. doo xaar bañ ne tey dañooy tabaski nga dem micro bi ñu tàllal la ko. nga wax sa discours ne man de bu doon sama sago ma wax ak waa opposition. ku ñu waral wax ak opposition du xaar ba da nga dem ci dëj. du occasion pour wax ne man de bu doon sama sago dama bëgg waxtaan ak opposition. ñii bëgg waxtaan ak opposition nañ ko daan defee moo xam Abdoulaye Wade la moo xam Abdou Diouf la moo xam sax Senghor la Senghor c'est vrai que n'avait pas fait de discours. mais waxoon na wane woon na ay positions yu claires. Abdou Diouf da daan def discours solennel. J'appelle Abdoulaye Wade le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais. pour qu'ensemble nous puissions wax li mu bëgg ñu waxtaanee. mais loolu moom njiitum réew noonu lay def. mais bu fekkee dafay toll fee di wax di sànni. mais gaañ yi sama maas gi ak ñeneen ñi ñooy wax rek ñoom itam tontu ko muy waxu sànni. or am na nooy waxee. ak kano yooyu jaar ñi ngay waxal dinañ la déglu. ba pare dinañu la dégg. ensuite du mécanisme yi du noonu dafa am yeneen yu daan dox ci suuf yoo xam ne. dañ daan ay réseau yoo daan agité. di wax guddi di jog guddi. ba lépp sotti président bi nga xam ne moo bëgg waxtaan am. jël déclaration solennelle. ñu xam ne moom moo ko sumb. nit ñi mën ci am yaakaar. bu ko defee ñam koy waxal danañ ne kii kat waxoon nañu ne dina mas a woote. parce que mais moom jéem na ko ak Aly Ngouille nouveau ministre de l'intérieur moom mi tamit mi ngi ci dox suuf mais yi ñëpp da ngeen ko rejeté. Aly Ngouille du interlocuteur. ndax la dafa far parti. dama lay jox ay information peut-être xamoo ko woon. waaw code 92. pour mu am. consensus bu ñu def gouvernement de majorité présidentielle élargie en 1991. sama grand suma xarit Ibrahima Famara Sagna mooy principal acteur bi. te booba rôle bu mu nekkoon conseil économique social ñëpp xamoon nañ ne moom c'est un homme de liberté. ku bëgg réewam la patriote la ñëpp xam nañ ko ku am fulla à l'époque. te ñu respecté ko aussi ci côté yëpp. moo jogoon di dox di wax. ba mën a jur loolu Abdou Diouf mën a woo Abdoulaye Wade Abdoulaye mën ko wuyu ji. Jean Collin dox ci diggante bi gaa ñu waxtaan lu ñi yëgul. ba mu fës ba lépp normal ñu door a fësal bëgg nañoo waxtaan. kon mott li moo ci doon des. président bi dafa manqué tact dafa manqué. ay finesse dafa manqué aussi. ay stratégie. ak manqué kilifteef. xam nga président. dañ la koy fal askan wi moo la koy fal. waaye mën ngaa nekk président. nangul ci biir réew mi ñoo xam ne. yëlifu leen. exemple Mame Abdou Aziz bi fi nekkee. moom du woon président. mais toujours bu Sénégal amoon problème. dana wax ci kaw wax ci suuf. même ki nga xam ne moo fi génn yàlla na ko yàlla yërëm muy suñ dernier xalif bi nga xam ne mooy junior qu'il m'excuse moom alami Abdou Aziz mais moom da daan bokk ci régulateurs sociaux yi nga xam ne dañ daan wax ak président yi pour liñ bëgg li war ci réew mi ñu def ko yoon gis naa ko mu ñëw ci Ablaye Wade di dox di wax lu ñu war a def Ablaye da ko daan fekk ci lu baree gisuma benn yoon ban yëguma ko mu bëgg dara ci Ablaye Wade Ablaye def lu ko y compris ba ci 23 juin mais réew mi tey dañuy soxla lu mel noonu mais président Macky Sall moo doon cultiver ces types de relations avec certaines personnalités génne leen ci jeu politique maanaam jeu partisan ay parparloo bu réew mi demee ba soxla ku leen wax ñu waxtaan kooku nekk personne morale boo xam ne su waxee ñëpp ñi déglu ko moo ko manqué waaw d'accord loolu mooy li ko manqué mais defe naa ne yéen tam am na mais Aly Ngouille nag yow tam Aly Ngouille mën naa ñëw bërki démb Aly Ngouille Macky fal ko mu nekk ministre de l'intérieur ñu wate yi ñu watee ñun ñu ne lii neexuñu ci wate yi Aly Ngouille moo njëkk a bind tontuñu mais boobu il n'était pas ministre de l'intérieur dama ne déedéet xam nga le livre blanc ministre intérieur foog naa moo ko adossé dañuy jàpp ne ñun Aly Ngouille Ndiaye c'est vrai ñàkkul am na lu mu yaakaar ne mën na ko kenn ku nekk bu la neexee nga jéem mais man gëm naa ne c'est pas Aly Ngouille Ndiaye en tant que problème en tant que personne c'est le ministre de l'intérieur
mooy poser problème pour dialogue politique. boo xam ne dafa jëm ci élection mënu ko dox. parce que ñun soxlootuñu ministre intérieur boo xam ne dafa far ci parti. li ñu soxla mooy kiy organiser élection. nekk une autorité autonome. waxuñu indépendante de. mais autonome moom boppam mën a defal boppam. loolu la ñu soxla te or tant que mënu nekk juge et parti. donc dialogue politique ci wàllu élection. Aly Ngouille mënu ko doxal. dialogue politique ci yeneen question yi nga xam ne ñoo fi sës comme ni nga ko waxee léegi Khalifa Sall mi ñu def ci kaso bi te teguñ ko fenn. Karim Wade mi ñu gën a réew mi te teguñ ko fenn. ces questions là bu ko nit ñi waxee ci kaw bu ñu ko waxul ci kaw it ñu ngi koy rumadaat ci suuf. mënul am waxtaan wu mujj am ayib mucc ayib baax pour réew mi te réglé wu ñaari questions yooyu. nit il faut mu xam lu bëgg. boo nee man ministre de l'intérieur du vraiment. sama interlocuteur. ñu indi la un autre interlocuteur il faut ñu indi kenn. nit bu nekk quel que soit alpha il faut nga am nga may ko mu toog. au moins nga xool sur les pratiques nga bëgg ko wax mais mënoo juger bi nit boo xam ne toogagul waxagul deful dara nga bëgg ko juger parce que ñun dañu soxla paix sociale. pour mën liggéey parce que dañu am ay programme ay perspectives. donc dañu soxla la paix dañu soxla vraiment ak opposition bi ñu nekk dans la sérénité pour dem ci élection yoo xam ni parce que ñun comme xam nañ dañuy gagné. bëgguñu gagné ba pare ñu naan da ngeen gagné baaxul ak yooyu donc vraiment ñun dañu wóolu suñu doole xam nañ li ñuy liggéey xam nañ bu jour ba dañuy gagné sans problème. maintenant opposition bi comme ñoom ñoo wóoluwul système bi ñoom ñoo waru ñëw dialoguer. donc vraiment ni ñuy ñëw dialoguer parce que vraiment laaj nañu ku ñu mënoon ti indi même chose dañuy wax. mais ni ñuy opposé nii te ça c'est pas de l'opposition c'est de l'animation simplement. dafa ñëw dialogue du suur dialogue bu PDS toogul dialogue bu ay Manko Taxawu Sénégal opposition forte bi toogul ña fa toog ñu bëri à part yenn parti yu nit ñi xam. ñi si des ay parti xu dabbale ñoo xam dama wax ni mbir mi mbiru liberté la. te bokk na ci lu ñu war a gën a moytu mooy xeeb ñi may àndal. bu may marche di dox di dem Touba bu màggal dee ñëw. màggalu daaw ci yoon bi ñuy dem benn moment ñu toog defoon pause dama leen gis ngeen France ñu ne man leen su ngeen fa déggee surprise ñu ne man leen ku ñuy wax Emmanuel Macron lay doon. te boobu kenn daw ko tudd. te tey moo gañ yemul ci gagné président moo gagné législative. bu ñu nekkee ci ab république benn citoyen bu kenn toppul sañ-sañ yi ko yoon may yëpp am na leen. mooy tey bu fekkee ne ministère de l'intérieur dafa woote dialogue. ne na parti politique yi ñëw. parti politique bu jàpp ne war ngaa dem ca loola. parce que am na loo fay séntu ci wàllu xalaat. wala ci wàllu dégg wala ci wàllu xam. am nga sañ-sañu dem mais keneen koo xam ne gisoo ci sa bopp. am nga sañ-sañu bañ a dem man loolu awma ci problème. mais je suis pour que. jafe-jafe yi nga xam ne yàgg nañ leen am ci wàllu élection. que nit ñi jéem a xool nu ñuy def ba toog régler ko de manière définitive. puisque ay réew yu ñu ëpp ay nit te ëpp ñu leen ay jafe-jafe ci àdduna bi am nañu. élection di fa am saa su ne te mos ñu fa dégg coow. kon xëy na peut-être moment bi mën na jafe. waaye lu mu yàgg-yàgg dialogue dina am. te nit ñi danañ toog ñu waxtaan te j'ai proposé ci seen télé bi laa ko proposé woon. bi nga xamante ni suñu kilifa gu tedd gi wan nañu ginnaaw muy Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin. ma ni Sénégal dafa am ay réalité dafa am ay kilifa. suñu bëggee dialogue di am sens na ko kilifa yi di woote. wala ñu koy teew wala ñu teg fa seeni ndaw. ndax ñun gis nañu ne ku ci dem ci kër kilifa diine yi da ngay régler. waaw. ñëpp nag. bu fa classe politique bi yëpp dajee ñëppay régler doo fa dégg xulo doo fa dégg kii. loolu dëgg la te defe naa ne loolu tam proposition la ba xam ne nii war na dal ci nopp yi baax. boo doon bu ñu nee nga defal nga rëddal ñu portrait politique président Macky Sall da nga naan c'est un fin stratège wala lan la. c'est un grand corrupteur politique. il a corrompu le système politique sénégalais. dafa yàq jikko yu bon da koo saxal. dafa waxoon ne moom transhumant bàyyi parti ànd ngeen dem ngeen gagné ba pare nga ñëw fekk fa loolu moom d'accord ci. mu mujj ne dafa bëgg réduire opposition à sa plus simple expression. mu ñëw loolu kafin la ko waxee woon moo tax gàcce la gu rëy ci man. léegi muy continuer di jéem a démanteler opposition bi. loolu dama ne du éthique. ànd ñi nga war a àndal d'accord naa ba ngeen gagné. da ngeen di gouverner yéen ñooñu.
waxuma ne ñeneen ñi defuñ ko woon avant lui. mais moom ni mu koy defee dafa yéeme. pourquoi amul sax moom générosité vis-à-vis ñi nga xam ne ñoom la gagné ndoor. muy Ousmane Tanor Dieng muy Moustapha Niasse. muy Dansokho. muy LD. tous lu muy def guddeeg bëccëg AFP la njëkk a tasaare. parce que Moustapha Niasse moom booba comme jox nañ ko assemblée bi rek xol ba fees na. waaw jooy na kontaan na moom kontaan na. waaw nee na Macky mënatu ko gën a gore. waaw. Ousmane Tanor Dieng di yoot. muy waaf ñuy tas parteem. muy waaf waaw ñuy dàq ay nitam. muy waaf ñuy tëj kaso ay nitam. muy waaf ba ne pour rek na teg loxoom ci au conseil. ba mu ci tegee mu toog ne ba mu ci tegee rek mu toog ne faax. waaw dëgg la. LDMPT ñu toog bàcc lii ndeysaan. ñu sànn ko. dañ ko doon jéem a waateloo ko. ne ko waa da nga defal lu bële UA. Union africaine perte. mu noot noppi na. ba pare. mu tas parteem ci ay afro xaalis. wallaay PIT pareil. ministre ba fa nekkoon. la ñu décidé ñoom seen parti. waaw mu dafa exprès ca gannaaw jël keneen. pour jaxase leen la. dafa aay nag président Macky Sall. foofu ay googu. man pour man. c'est vrai que Machiavel jàngale na politique. ngay def yu mel noonu. mais éthique. pour man dafa am ci politique. mais c'est en politique dëgg éthique bi ngay wax yéen a ngi koy doxal. dama ne man loolu lay dund. waaw am na Sénégalais yoo xam ne loolu lañ bëgg ñu dund. dañu bëgg ñu def politique ak éthique. loolu la ñu sas fi ñu toll classe politique bi. ndax boo ko seetloo dañ ñoo jéppi. ci lu bari parce que dañu jàpp ne ñun dëgg la de duñu wax dëgg. waaw dañoo jàpp ne ñun suñu intérêt personnel la ñuy dawal. dañu jàpp ne ñun gëmuñu dara. dëgg la ku ñu fi woo jox la nguur nga ne nemm. waaw ku doon wax di saaga. dafa am nag kaste bu ñu la joxee poste. nga noppi. waaw dama ne loolu mooy tax ëpp population bi. jéppi ñu. waaw ba pare dootuñu wekk. waaw man de damay ñaan yàlla ma sax ci lii ma ne. yàlla na ma yàlla dimbale ba ma fiy jógee. ñu bañ a am yu sew. yu mel noonu di ko yëkkati di ko teg sama der parce que dama jàpp ne dama mission. dinaa ko dox nag. donte man kenn lay doon. danaa ko dox. ñi nga xam ne ay ndaw lañu. danaa leen ci conscientiser. pour ñu xam ne gore. am loo gëm. di liggéey ci parti. ba un jour yàlla dimbaleel ba nga yegg ba mat ci sanction yu mag ministre wala président. mën naa ne te doo jaay sa ngor. nit ñi am yaakaar ne dina am rupture moo ko woote woon. waaw mu ñëw def lu yées li gaa ñi daan def. dama ne su ma ko waxul gorewu ma. man dama jàpp ne moom mission bi mu amoon raté na ko. parce que nag foogoon nañ ne réew mi gestion vertueuse et sobre moom moo ko waxoon. sellal ba pare yem. waaye tey dafa ëpp. mbir mi c'est dafa ëpp. ay tur yi ngay dégg ñuy yàq xaalis dafa bari. ni ñu koy defee dafa fës. ba pare nag ñuy dem ba coow yëg ne am na xaalis bu ñu joxoon benn allié. waaye bu ñu joxee LD 4 millions par mois. waaw ay PS LD bi ak nga xam AFP ne amuñ ñaari député. wala benn waaw. waaw PS ak AFP ñoom li leen di. loola jaaxal ñëpp. mooy laaj bi. man de xam naa lu mu bon mën xanaa na mat 50 millions. waaw waru ko sori de. waru ko sori. waru ko sori. mu des nag poste yu mag yi leen di jox. jël 500 millions fonds politique tegal la ca. neex na de. loolu taxuloon. ñu jëlee fii nguur gi fi nekkoon te ma bokkoon ci. waaw dañu bëggoon def ay jéego moo tax damaa proposé man fonds politique yi. na am mais dama ci def ay réserve. benn buñ ci jox xaalis pour la première dame. ñaar buñ ci financer parti politique pour xeexee ko. ñett nañ ko def contrôle a posteriori. boo xam ne dañuy def benn commission Cour des comptes société civile. député yi ñu mën a saytu li nga ko utiliser. yaakaar naa ni gannaaw loolu nga wax moom dëgg-dëgg teg ci dara dina jafe noo déggee débat bi nga xam ne professeur Babacar Gueye sa beneen turandoo à peu près. Babacar Gueye Gueye yow ngay Gueye dama ko fàtte. tu ngeen di bind rek Gueye ngeen di bind ah da nga ne. coow li li nga mel nag sa baaree bee nga yóbbaale. donc moom mu génnal fii lu rëy loo xam ne 3e mandat ne président Macky Sall bu ko neexoon tey mu def mu laaj 3e mandat ndax bii duñ ko comptabiliser ci constitution bees bu ñu rëdd dégg nga sax président Macky Sall yabal na ay nit ñuy démanteler ak yëf mais loolu teeyul sa xel yow. xam nga bu fekkee ne li mu wax maanaam dafa nekk dëgg. du point de vue technique. du droit. wax ko ci heure bii. pour man wax dafa weesu. c'est ça. waaye nag bu toogee ba léegi mu souligner ko à 2 ans des élections na xam ne ñun parti démocratique sénégalais. ak yeneen opposition bi. ñun débat boobu ñoruñ soxlañu. xam nga soxlañu. ndax loolu mënul ne.
loolu. munta ne bu ko yoon mayewoon sax. politique ak moral mayewu ko. waaye itam xanaa balaa nga naan 3 ne 2. waaw si yoon. ñun 2019 dañ ko fiy jëlee. moom mu nekk ci situation waaj nañ ci 3e. xanaa dafa bëgg ànd ak moom ci ay 2e. dama ne askan wi ci boppam ñoo doyal ci président Macky Sall ci 7 ans yi ba pare. suñ bëggee def 12. bëgg a teg yeneen 5. dama ne loolu askan wi. ñooy taxawal seen bopp ne loolu du fi amee laa wax. donte sax yoon da ko mayoon dafa am loo xam ne légalité la. ak loo xam ne légitimité. addu du affaire parti xam nga parti lenn rek la ay nit dañuy bokk dëkk. ay nit bokk jàng ay nit doon ay xarit. ay nit doon ay am di jàmm nit ay bokk nekk ay bokk taalibe. ak yeneen ñu leen àdduna boole. xam nga nit ñi dañoo bëgg àdduna yemale ko ci politique. te loolu bokk na ci liy yàq suñu société Aïssata. c'est-à-dire ak coxor ak méchanceté dafay yaatu léegi ci Sénégal ci anam boo xam ne. waxante lu ñaaw defante lu ñaaw yéenente lu dul jàmm te loolu am réew mënta dox ci loolu kilifa yu mag yi fi jaaroon yépp jàmm la ñu jàngale. mais pour que jàmm boobu am. nit ñi dañuy yéenente jàmm mën nañu boo bokk gis-gis nag. man ak président Macky Sall bokkuñu gis-gis. man ak ñeneen ñi bokkuñu gis-gis ñi ma bokkal gis-gis maa ngi ànd ak ñoom. maintenant kenn ku ci nekk sa gis-gis boobu da nga koy téye. jéem a dem ci askanu Sénégal jéem a fexe ñoom ñu épouser gis-gis bi ngir bu ñuy def élection nga ëppale ci. d'accord voilà d'accord léegi dernière question en 2 secondes 2019 mooy présidentielle. waaw. je suis candidat. ah bon. je suis candidat le candidat du peuple. candidat askan wi waaw comme ça nga xam fan laa féete. boobu de leer na candidat nga. waaw. aujourd'hui l'APR et le Benno Bokk Yaakaar ñoom dañuy fonctionner comme vraiment benn affaire boo xam ne nii mais benn machine boo xam ne mais dafay broyer. sur son passage. non xam nga armée pour que complètement non c'est-à-dire non vraiment nit ñi dañu wóolu woon président mu jël pouvoir bi après ñu liggéey ko nag dañuy liggéey boo xam ne vraiment. nit ñi dañu constater li président liggéey depuis bu ñu jëlee pouvoir bi ba léegi vraiment il faut aller bu ñu toogee Dakar fii rek dans les salons bien climatisés jàpp ñuy wax te xam nga loolu moo dal opposition bi mais bu ñu demee ci àll bi gis li nga xam ni ñoom weddi gis bokk ci gis li leen président defal ñu dañuy voter président mais vraiment loolu pour changer ko dafa metti il faut yow nga dem ci àll bi wax programme sur programme nga wax li nga def moo gën ñu nekk fi di wax rek lii moom dañ leen di ñëwaat rek président dóoraat leen man xam naa président doo leen di dóoraat ci 2019 da leen di yëkkatiwaat ba ca kaw dóor leen dóor yu metti parce que loolu moo am quoi parce que vraiment man gisuma benn programme alternatif bu gaa yi teg daal ni bu ñu jëlee pouvoir bi kat dinañ def lii dinañ changer lii dinañ yokk lii mais ay post nouvelle amalgame intoxication vraiment discussion intellectuelle chacun Sénégalais bu nekk opposition defe ne yaa gën a muus nit ñi yaa gën a kii nit ñi mais vraiment loolu moo tax et puis volatile tellement volatile tey ñu wax lii suba ñu wax laa après ñu changé suba ñu jéem a dugg bu kalee ñu jéem a tàngalaat et tout ça mais vraiment loolu laa gis donc vraiment ñu ngi liggéey on est concentré li nga xam ne ay problème justice nañ ko bàyyi ak justice mu xool li ci war ñu def ko vraiment ñi ñaan ñëpp ñu jaarale ko ci yoon xool li ci war bu baax a baax ku def détournement de deniers publics am na loo xam ne moo ci war li ci war yooyu moom la ñu war a def ba pare sans parparloo sans vraiment xool dara ñu xool li ci war les faits nit ñi bu ñu concentré woon sur les faits rek dañuy jéem a xalaat leneen xalaat leneen jéem a baalu àq wala jéem a wax leneen que leneen li ñuy def nii. jamono yi nga xam ne président Macky Sall moom mi ngi waajal boppam gis nga budget 2018 bi gis nga nam ko yokkalaatee mi ngi renforcer lu mu mun renforcer mi ngi koy renforcer yeneen parti yi ngeen xam ne yéen a ngi bokk langue yi te ñoom tamit ñu nas taxaw ci 2019 bi samp seen dënd ñoom tamit ñi ngi nas di seen xam nañ ko seen. samp nañ dënd ñun am nañ dënd ba pare. waaw am ngeen dënd mais amagu leen ku leen ko tëggal donc est-ce que Babacar langue de bois laa bañ nga ñëw ba ci fin bi di ko fi def. non man langue de bois ma. mais est-ce que ce n'est pas une erreur ngeen nëbb nit ñi ne Karim Wade mënul nekk candidat en 2019 parce que léegi. amul légitimité bi. non mun na justice mayu ko ko. légalement mun na nekk candidat. ce débat là aussi maa ngi dégg Doudou Ndoye. dama koy tontu. parce que xaw ma fu mu teg ne Karim mënul nekk candidat. parce que fenn rek la mun a wax ne Karim Wade am na fa problème. mooy Karim Wade
il est de nationalité française et sénégalaise. loolu moom mooy renoncé ne su ko neexee nekkatuma français. te loolu décision bi c'est en 24 heures. il suffit qu'il fasse la déclaration devant le consulat de France. beneen bi mooy dañ naan comme dafa am benn type de condamnation. mënuñu ko bind ci liste électorale. mais loi bi nga xam ne mooy loi électorale ak la constitution. dafa citer conditionnalité yi nga xam ne pour nga nekk candidat. lépp Karim mën na ko remplir. parce que en réalité le débat ne se pose pas. parce que nekkuñ ci élection législative. nekkuñ ci élection conseil départemental wala conseil municipal. élection président la ñu wax. candidat ou Karim Wade du point de vue légal dara mënu ko pousse. la preuve Macky Sall en est tellement conscient que moo tax mu exilé ko. il en est tellement conscient que moo tax mu koy bunduxatal. il appartient ak ñi nga xam ne ñoo bëgg Karim nekk président. ñu organiser wu politiquement pour joxe une réponse politique. justement à cette question politique. moom moo war a fexe ba Sénégalais yi gëm ne il est prêt à faire face pour dem palais. te actuellement ce n'est pas le cas. sant ñu bari tey question bu nekk guddeeg bëccëg c'est la même question qu'on me pose. kon dafa mel ni c'est un problème. nit ñi bu ñuy laaj ceeb dañoo xiif. dañoo xiif dëgg la donc aujourd'hui moom dafa jot. pour mu wax ak Sénégalais yi moom Karim. déterminé wu comme ñi nga xam ne tey ñu ngi déterminé wu. préparé wu jëm ci ligne droite boobu waxuma ne mu ne waaye damay dem dinaa def lii non. en général un homme politique day cache toujours son jeu. c'est normal. mais moom son cas est un peu particulier. c'est ça te ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi. bëgg ko accompagner. ñooñu espoir bi mu créé ci ñoom. espoir boobu kenn war ko décevoir. dëgg la est-ce que xalaat nga ni yow suba war ngaa mun soit PDS samp la nga nekk seen candidat wala yow sa bopp nga def ñeneen ñi ay ñoom Habib Sy ñoomin seen samp sa parti pour dugg palais est-ce que am nga ay ambition présidentielle est-ce que tu penses avoir le profil pour être réew mi moom fi ñu toll. ñi ma fi gis. ñu koy yor wala ñu bugg koy yor. kenn ci ñoom dàquma ko yor. réew mi ñi ko yor ak ñi ko bëgg a yor. kenn ci ñoom dàquma ko yor. mais du tere kenn ku nekk mesurer say man-man. en général su ma décidé gañ engagé combat dama koy gagné. en général bu ma sentir sax ne combat bi dama ko gagné. waaw doo ci dugg. du ma ci dugg. ñenn ñi nag dañ koy jàppee dafa daw. non xam sa bopp la. waaw d'accord naa grand li ma tax ma bëgg la sa émission jeex na grand Babacar Gaye la woon c'est toujours avec un plaisir bien que yow nag su ma lay invité damay régler sama pecc. léegoo rek des na tuuti. non kon il faut nga yokkaat affaire yi des na tuuti il faut nga yokkaat jumbo. il faut nga yokkaat. grand tàggatoowal. waaw Aïssatou Diop je pense que dañ doon waxtaan rek. waaw dëgg la émission bi jàkkaarloo nga ko tuddee face to face. waaye nag waxtaan la war a gën nekk. en tout cas man émission politique. même buy débat contradictoire dootuma jaral yenn yi. nit mën na wax ay xalaatam. amul xulu. jarul xeex. jarul mer. jarul wax boo xam ne. dégginiwul. tegginiwul. kenn ku nekk mën nga oddu say kàddu. te yaakaar naa jéem naa ko mun naa am dérapé na. loolu dama koy jégalu bu amee. mais ngeen xam ne daal réew mi. ci la bokk. ëllëgu ñëpp la. dëgg la leer na ñu lay remercier bu baax grand Babacar Gaye porte-parole parti démocrate sénégalais ancien ministre d'État li nga yor si nooma tànk bari na bu ñu ko fi. macha allah temps bi day jëm macha allah jotuma la te wax dëgg yàlla nag yeneen naa la yeneen ak yeneen te macha allah loolu yëpp dañu ci dool man moom dama la bëgg ndax vraiment jël sa téléphone di woo nit ki. bëgg liggéey waaw pour mu gën a baax chaque jour yaa ngi may woo grand Aïssatou bàyyil nii defal ndàngam te loolu rek man awma la ci fay yàlla na la yàlla fay ñu lay gërëm bu baax di gërëm tamit bu baax a baax waa hôtel Fana ñi nga xam ne ñooy suñu partenaire ci biir émission bi di gërëm bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom lay àndal bés bi yàlla sàkk maa ngi jàkkaarloo Ameth Niang réalisateur Abdourahmane yaa ngi nekk noonu ci son yi ak i tamit Jatu Ndiaye sama doom ji dellu si waat nag Ngoné Ndour dellool na ma ko ma ciy kontaan bu baax a baax dafa ma abal ndax seen petit gàllé final yi ñëwul du noonu la dafa ma abal en attendant Abdoulaye Kalbi moom
moom tamit mi ngi ci caméra yi Mamadou Dia sama benn rakk ci lumière yi sama doom maman Henriette Diallo madame Diallo Hamza si make-up bi ma koy nuyu bu baax di gërëm sama bébé boobu di gërëm nag bu baax a baax Joséphine Mboup mooy jiite production bu TFM mu sonn lool nag ci bi émission ak yeneen ndax liggéeyam ma ko war ma koy gërëm bu baax moom ak képp ku mu bokkal département boobu ñoom di sama doom yooyu incha allah beneen dimanche beneen face to face jërëjëf